juróomi waxtu ci ngoon moo jot fii ci Sud FM xabaaru tàkkusaan si li ci gën a fës. gannaaw ba ñu màggalee démb li nga xamante ne moom mooy korité tey jii nag dañoo daal di xëy di setal li nga xamante ne moom mooy mbeddu ndakaaru yi naka noonu ci biir dëkk bi fii ci ndakaaru nag lu ëpp ñaari téeméer ci ay liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci UCG ñoom nag la ñu daal di wàccee ci mbedd mi ngir rek ñu daal di setal raxas rukkaan yi yëpp ngir rek dëkk bi mën a set loolu yëpp dinañ ci dikk ci biir xabaar yi ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi Macky Sall ni ki conseil des ministres bi ñu weesu dafa daal di amaloon ab mesure yoo xamante ne nee na faaw nag ñu fexe ba ñoŋal li nga xamante ne moom mooy njàng mi naka noonu liggéeykat yi foofee nga xamante ne moom mooy ca université virtuelle du Sénégal section SAES ba nekk foofee ci université ba nag nee nañu loolee rafetlu nañ ko bu baax waaye li ñuy yaakaar moom mooy lu ni mel du yem rek ci ay kaddu waaye jëf gi mu mun a gaaw comme ni mu waxee wàllum Covid 19 di point du jour daañu ci dikk ci biir xabaar yi tey jii nag kenn ñàkkul bakkanam ci bile feebar waaye jàppale ni nag fukk ak juróom benn ci yees amee nañu bile wopp li itamit dinañ ci dikk ci li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye wàllum tàggat yaram dinañ ci dikki tamit ak lu jëm ci beach soccer di Coupe d'Afrique des Nations footballu tefes gi fukk ak juróomi gaynde yi nga xamante ne ñooy teewal Sénégal ci bile compétition xam nañ leen ki nga xamante ne moom mooy Ngalla Sylla dina ci dikk itamit lii buñ ci ñambasee yeneen i xabaar daañu jeexal ak li nga xamante ne moom mooy wax sa xalaat tey jii nag dinañu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy gis-gis bi ngeen am ci UCG ak setal bi nga xamante ne daal dina ko amal ci biir dëkk bi naka noonu université virtuelle du Sénégal mesure yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko ci jël ngeen mën a woote ci 88 628 98 98 bu ngeen nekkee ci biir réew mi ca biti réew ngeen def 33 841 22 33 Alassane Wade moo ne technique bi dale nag jàmm. Sud FM. Odile Minkila moo ne ci kàddu gi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM di fi taataane xabaar yi dañ koy door ak communiqué bi nga xamante ne ministère de l'intérieur moo ko daal di fësal gannaaw nag ba nga xamante ne nemmeeku nañ ni am na ab xabaar boo xamante ne mu ngi daw ci subaak léegi ñu ne nag dañoo daal di fixé li nga xamante ne moom mooy caution wu élection locale yi ñu dëgmal ci 10 millions ñoom nag daal di nañu weddi loolee ba mu set wecc nee nañu ministère de l'intérieur takkewul benn yoon ak boobule xabaar nee nañu bés bi nga xamante ne war nañ ci def ab communiqué daañu ko génnee ci site officiel yi nga xamante ne ministère de l'intérieur moom moo ko daal di moom. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ni ma leen ko waxee woon ca bopp ba noonee la ñuy yegsee ak li nga xamante ne moom mooy feetal korité bi gannaaw ba nga xamante ne nag màggal nañ ko démb naka noonu ascension tey nag dañoo daal di xëy di setal bale mbedd yeeg mbeddaat yi kon lu ëpp ñaari junni ci ay agent yoo xamante ne ñu ngi liggéeyee ca UCG ñoom nag la ñu daal di génnee ci mbedd mi ngir rek ñu daal di nettoyer li nga xamante ne moom mooy mbeddu Ndakaaru yi kon ci fii ci région bu Dakar nag ay dispositifs yu am solo lañu daal di jël ci noonu dañ ci daal di déglu ki nga xamante ne moom mooy Lamine Kébé moom mooy coordonnateur régional bu UCG ci micro wu Ndeye Mariam Ndiaye. amoon na ay matuwaay yu ñu jël avant opération bi avant bésu Korité bi ay 3 jours ci kanam fexe góorgóorlu yokku système bi renforcer maintenant oto yi jël dispositif yi def ay points de contournerisation ci bépp fukk boo xam ne wala bépp marché boo xam ne rek dina mën a génnee mbalit loolu également moo indi succès bi nga xamante ne bésu Korité bi ñu liggéeyee ci suba bi. avant 18 heures on a vu que Dakar ndax dëgg yàlla amatul fenn foo xam ne daal gis nañ fa tax wala tilim loolu moo ñu may si boobu démb nag bi ñu wëree Dakar yëpp yàlla defal nañu tawfeex boo xam ne daal wax dëgg yàlla xol sa dina ci ñëpp tey li nga xamante ne ñuy def mooy toppaat marché yi toppaat bi nga xamante ne amoon na ay tuuti rëq-rëq parce que population bi nag chaque jour dañuy produit déchet dina am ci yoo xam ne dina xaw a si kër yi yooyu dañuy toppaat maintenant pour defaraat ko pour que Dakar wax dëgg yàlla nag nekk ci anam boo xam ne anam bu rafet la waaye ñu gisee tamit ren dafa am ci loo xam ne lu bees la bu suñu kilifa gi indi Mass Thiam daf ñu demandé nañu li ñuy def ci région yi li ñuy def Dakar bëgg nañu wéyal ko maintenant ci au niveau maintenant des régions ba tax na ren li ñu def dañoo yokk koom-koom bi yokk dispositif bi yokk moyen matériel et humain pour que ñu véritablement capital régional yëpp li mel ni Tambacounda li mel ni Thiès li mel ni Ziguinchor li mel ni Kaolack li mel ni Saint-Louis ak yeneen ñu mën fa def tabax benn dispositif boo xam ne wax dëgg yàlla dinañ mën a permettre population sénégalaise ñoom ñëpp
ñu mën a julli ci jàmm ak salaam. marché HLM jamono ji nag set na wecc ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa commune ba ñoom ñoo daal di jóg taxaw temb daal di jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa UCG ngir rek ñu daal di bale ba mu set boobule marché ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Fatou Diop doxantu woon na fa reportage. benn bés ginnaaw korité UCG ak commune bu HLM jël nañu jumtukaay yëpp ngir mën a setal rukku yeeg rukk-rukkaat yu marché HLM yi Ibrahima Faye di chef de section bu UCG HLM. commencé nañ dañuy anticiper liggéey bi ñu war a 10 jours rek la ñu commencé nekk si liggéey bi pour mun a am li résultat bi parce que ku xool HLM vraiment nëgër ni daawul mel nii daan na fekk mbalit ni ñu dajale ko camion yi garé ay benn ak pelle mécanique ñu koy tibb vraiment fu mu nekk nii tey da ngeen ñëw ñuy settali parce que démb y avait des commerçants yoo xamante ne jóguñu woon dañu toogoon moo tax sax mu mel nii. Moustapha Seck mi teewal mairie bu HLM mi ngi rafetlu bu baax liggéeyu UCG. waaw effectivement 10 jours après bi ñu ko wooree ñu ne ko waa UCG ñu ngi liggéey guddee bëccëg matin et soir coordonné ji liggéey macha allah yal na yàlla lafal cat mais sincèrement yàlla boole nu daal te lépp loo xam ne war na ci liggéey bi ñoom ñu ngi koy def ñun lépp lu war suñu liggéey ñu ngi koy def xale yaa ngi nii ay xale yu xariñ nañu macha allah daal alhamdulilah. ndawu UCG bi moom rafetlu li leen commerçant yi di jàppale. fii lañ ñëw indi suñu matériel logistique yëpp bi nga xam moom la UCG am mooy pelle yeeg benn yeeg oto benn yeeg pelle yi ñëw liggéey ko ba léegi tey jii dañ fay ñëw rek ngir def maintien liggéey bi aussi liggéey bu xawta yomb waaye nag liggéeyu citoyen la boo xoolee tey da ngay gis ne commerçant yi ci boppam dañ ciy jàpp ñu ngi nii yor ay balai ak lépp di ci jàpp parce que liggéey bi liggéeyu ñëpp la vraiment ñu ngi ciy génn bu baax waa marché bi tam seen marché la d'abord. bu weesoo marché HLM yeneen i marché yi ci dëkk bi itam amal nañ fa ay setal ginnaaw feetu ayit bi. marché yooyee nag ci la ñuy daal di des dem ba fële nga xamante ne moom mooy ca Kaolack ni nga ko waxee noonu la fa amee dañ ko daal di setal raxas ko ba mu set wecc marché yooyee UCG nag ak service technique yu commune ba naka noonu jaaykat yi ñoom ñëpp ña daal di jóg taxaw rek daal di raxas marché yooyee ba mu set wecc gannaaw ba nga xamante ne nag korité bi romb na dañ ci daal di teewlu reportage yu Babacar Ndaw. min nañ ko léegi ci ëllëgu xew-xewu diine yu mag yi marché yi nekk ci biir Thiès salte boo xamante ne foo ko natt weesu na ko tax na kuréel gi di UCG at yi yëpp moom it muy jël ay matuwaayam ngir yokk jumtukaayam ngir mën a seetal marché yu Thiès yi marché central marché Grand Thiès ak bu Moussante moom la équipe bu soxna Korka Seck ka xëy seetal ci aljuma ji. donc actuellement ñi ngi déployer une 60aine d'agents yoo xam ni ils sont sur le terrain donc en plus des 2 bennes tasseuses ak ñaari polyben yi nga xam ni teg nañ ko ci marché bi pour mën a évacuer lépp loo xam ne mbalit la ci au niveau du marché différentes marchés yoo xam ne mi ngi ci au niveau de Thiès ville rek on a déployé des équipes là-bas. misaalub marché central bu Thiès bu dee bésub ordinaire rek jàpp nañ ne ñaari tonne mbalit dinañ ko fi génnee bés bu ne délégué général marché central Thierno Ciss jàpp ne ay la yeween war nañ xoolaat yeneen anam dindee mbalit bi. ku nekk na am na mbalit yi aussi dafa am ñetti matière de mbalit parce que am na boo xam ne ni day xeeñ am na boo xam ne comme tailleur yi ak prêt-à-porter yi seen mbalit yi dafay woyof du xeeñ ak mbalitu jën yi dafa am ñetti matière de mbalit te demandé woon nañu aussi lu mel ni prêt-à-porter yi lu mel ni tailleur yi ñu am ay bac yu ordures yi yoo xam ne teg ko seen buntu place bu ko defee lépp luy ci mbalit ñu sotti ko ci te biñ ko waxee aussi boobu léegi amuñ ci solution li ñu mujjoon wax nit ñi sax su ngeen demee ba am ay saako ngeen di ci def mbalit yu mel noonu bu ko defee ngeen dajale ko tonne bi dina gën yomb kuy wàcc rek def ko ci saako oto bu ñëwee rek nga yóbbu ko ba léegi wax nañ ci maire mais nag amuñ ci solution. bu ñu sukkandikoo kii di directeur des services techniques communaux bu Thiès Nord war nañu xoolaat tonne mbalit bi Mapate Bousso. depuis un certain temps dañuy sentir quand même que yokk nañ doole seen niveau d'intervention ba tey jii nii même avant effet du mel ni dañu atteindre benn niveau de salubrité bu xaw a correct mais tey jii nii dañoo dolli seen accompagnement en termes de moyens logistiques et en termes de personnel tamit donc ñun ñëpp ñu boole suñ doole pour quand même retrouver un cadre assez agréable. njiitalub UCG Pôle Thiès bu bees bi ne jot na tey jii ñu gënaata boole seen jéego ngir xool tey jii nan lañuy gën a ñoŋale tonne yi mbalit bi ci marché yi waaye it biir dëkk bi di Thiès. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. mu ngoog Babacar Ndaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon marché ya foofee ca Thiès ñu daal di ko raxas ba mu set wecc bale ko gannaaw ba nga xamante ne nag màggal nañu niki démb feetal korité bi ci boobule feetal korité waaye unité de coordination et de gestion des ordures du UCG ñoom nag fële nga xamante ne moom mooy ca Tambacounda liggéey bu am solo lañ fa daal di amal daal di setal dëkk ba mu set wecc kon ba fu mu ne nii mbalit ma nga xamante ne mi ngi doon jaaba jonge foofee ca dëkk ba kenn
séenatu ko fa Moussa Ba moom mooy coordonnateur bu pôle oriental mu ngi yëkkati yile kàddu ci micro wu Boubacar Tamba. ku xam Sénégal ni ñuy fonkee fête surtout Korité ak Tabaski xam ne au lendemain de chaque fête day am production de déchets bu bari surtout sur des lieux de forte production comme les marchés ak certains artères de rue. dëkk bi ñun bi ñu ñëwee fekk nañ fi mu am ay dépôt relais ndax gis nañ ay nit ñu fi jiitu woon ay organisation yu ndaw yu fi jotoon a def ay jéego ci côté boobu ndax ni ñu doon liggéey mbalit la mooy ñoom système rock la ñuy def ramassage par charrette donc booy defee ramassage par charrette rupture de charge foog nga am ko maanaam foo xam da nga fay dajale mbalit bi donc am na ay li ñu mën a tuddee ay dépôt yu ndaw dépôt relais waaye ñun yooyu dañ koy jëlaale en compte sur notre travail sur notre activité opérationnelle ndax dañuy delluwaat foofu di ko ramasser di ko tibb di ko yóbbu nag sa décharge finale ba. waaw décharge finale ko wax xel daal di dem ci lu ñuy wax centre d'enfouissement technique ndax loolu am na Tamba. waaw centre d'enfouissement technique bu ñu waxee dëgg amugu fi waaye bu ñu gisee yéene bi nga xam ne état am na ko ak bu gisee mu amee ko foofu amee ko Touba amee ko Thiès gëm nañ ne dinañ àgg foo xam dana ko am fu mel ni Tamba te loolu lu ñuy xaar la te dina doon lu baax a baax ci dëkk bi mais pour le moment décharge lañu am décharge publique boo xamante ne dinañ ko entretenir aussi. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. dañuy wax nag ci mesures yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko jël ci conseil des ministres bi ñu weesu moom nag yooyu les mesures bokk na ci nag daal di ñoŋal njàng mi ci université virtuelle du Sénégal naka noonu ñu fay liggéeyee ñu ñoŋal seeni nekkin section SAES bu université virtuelle du Sénégal nee nañu lu ni mel ñu ngi koy rafetlu waaye yaakaar bi nga xamante ne am nañ ko moom mooy loolee du yem rek ci ay wax waaye jëf gi la ñu daal di soxla kon dañ ci daal di teewlu ki nga xamante ne moom mooy Momar Silla Dieng moom mooy secrétaire général bu section SAES bu université virtuelle du Sénégal mu ngi yëkkati yile kàddu ci jokkoom ak Issa Niang. ñu yokk suñu kattan ci lépp lu jëm ci wàllu budget ci wàllu tamit di jël suñu xale yi jox leen ay matuwaay yu mucc ayib yoo xam ne dina tax ñu mën a jàng ci anam yu normal yooyu yëpp ñoo ngi koy gërëm di ko si sant ci décision yi mu jël ci conseil des ministres yaakaar rek ni bi paa xanaa nag dina xaw a gaaw parce que tardé nañ ba pare te yooyu bu ñëwul tamit duñu mën a def dara donc ça veut dire il faut mu ñëw pour ñu doog a mën a def dara donc ñu ngi yaakaar ni comme que waxaat na ko bii paa dina gaaw te bu ñëwee rek dinañ ko si gërëm bu baax ndax ñu boobu léegi ñun loolu rek la ñuy laaj ñu leneen lu dul capacité yëpp moo a tax ñu mën a jàng suñu xale yi ci anam yu jaar yoon anam yoo xamante ni mën na leen permettre ñoom ñu jàng te du leen sacrifier loolu moom muy wàllum budget bi di wàllum tamit ordinateur yi ñu war a jox étudiants yi waxuñu nag ay tablette ordinateur la ñu wax parce que tablette moom ñëpp xam nañ ni tablette xale yi bu bëggee jàng dëggantaan mënu see jàng bu jaar yoon donc ministre bi boo ñëwee def wax ay waxi tablette xaw ma fa la ko jëlee donc yooyu yëpp ñoo ngi jàpp ni bi faa xanaa nag dinañ ko sottil mu gaaw ndax xaar bi yàgg na trop te boobu ba léegi ñoo ngi koy wax depuis janvier ba léegi ñoo ngi koy wax te dara sotteegul donc président mu ñu def leneen lu di ko gërëm ci décision yi mu jël léegi wàllu bi beneen point bi des mooy ci audit bi mu wax vraiment audit moom buñ ko waxee du ma wax déedéet parce que pour man liggéey boo mënti gis ak investissement bu nguur war a mën a def am na foo xam ne bu fa tollee war nañ mën a toog def audit bi xool li nga xamante ni moom moo fa nekk li nga xamante ni moom manqué li nga xamante ni moom lañ ci war a yokk ñu mën ko si yokk parce que loolu boo ko deful doo xam lu manqué doo xam lu war a def te fi ñu toll nii il faut que ñu xool mu manqué ñu mën ko renforcer mën a am sécurité bi nga xamante ni moom moo war ci université virtuelle du Sénégal. ba tey ci loolee la ñuy daal di des wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndongo yi nekk ci université virtuelle du Sénégal te nekk foofee ca Mbour di espace numérique bi nga xamante ne moo faree foofee ca Petite Côte bi ñoom nag nee nañu kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy rafetlu bu baax waaye nee nañu sonn nañu lool ci li nga xamante ne moom mooy promesse yi di digle yi dañ ciy daal di teewlu kii di Malick Michel moom mooy njiital bureau de l' espace numérique ouvert bu Mbour ci micro wu Moustapha Sall. ñun dofuñu parce que yàgg nañu di dégg ay promesse décision yu baax lañ nag bu fekkente ni appliqué nañ ko dinañ ko rafetlu bu baax a baax mais loolu duñu tere continuer suñu lutte bi te xeex la boo xamante ni dañ ko def en collaboration ak les différents présidents des étudiants au niveau national parce que nous sommes 13 ENO yi 13 lañ fi Sénégal te ENO bu nekk am na étudiant bu jiite foofu étudiant donc ñun 13 yi dañu mobiliser wu def suñu plan d'action pour xeex li nga xamante ni moom mooy droit wu étudiants yi ñun lu ñu bëgg nekkatul ay promesses l'heure n'est plus aux promesses lu ñu bëgg mooy réalisation concrète et parfaite de nos revendications
lu ñuy revendiquer nañ ñu ko réaliser nañ ko satisfaire ñu gis ko xam ko ñu xam ni suñu solution suñu métitu xol gars yi jël nañ ci ay mesures mais pas nous faire des promesses li may gën a ñaawlu mooy manque engagement de ministre de l'enseignement supérieur envers notre université parce que loolu moo ñu andi ci problème yi nii yëpp récemment mu ngi génn di naan étudiants yi da leen di jox ay tablettes maanaam machines yu nar a ñëw ren étudiants yëpp duñ ci mën a am mais ñu dul am ay machines dañ leen di jox ay tablettes ce que nous avons refusé catégoriquement dañ ko bañ coûte que coûte dañ ko bañ parce que ñun ñëpp xam nañ ne étudiants UVS mënta jàngee tablette promotion 3 ils ont été victimes joxoon nañ leen ay tablettes te par la suite dañ ko xeex ba ñu jox leen ay ordinateurs donc ñun bëgguñu dellu ginnaaw suñu université dañu bëgg a dem kanam mais bëgguñu dellu ginnaaw ministre Cheikh Oumar Anne ñëw aussi amaat il ose moom mu amaat audace naan dañuy jox ay tablettes loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba maintenant lu ñu bëgg wax naa ko sànq duñu dellu ginnaaw tant que suñu point de revendication yi satisfaire uñu ko te aussi du doon nekkul outil de travail ordinateur u P8 bi kese nekkul aussi retard au cours P8 bi kese mais lu ñuy xeex dañ koy xeexal étudiants yépp de la promotion 1 jusqu'à la promotion 8. mu ngook gannaaw nag bu ñu jógewee Mbour dañuy des ba tey ci horaire bi wutali ji fële nga xamante ne moom mooy ca Kaolack ndax téeméer ak juróom-ñett fukki millions la ñu daal di génnee nag ngir daal di defaraat gare routière ba nekk foofee nga xamante ne moom mooy ca Liberté ca Kaolack mu doon loo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeurs yi yàgg nañ ko joytu te lu ni mel ñëw na ci waxtuwam chauffeurs yi nag kontaan ci lool ñu teewlu ci Awa Thiaw. gare routière Liberté wu Kaolack te nga xamee ni melokaanam jéggi woon na dayo lool de ñi ngi koy defaraat liggéey bi door na lu ëpp weer a ngi nii mu nekk nag tawfeex ci chauffeur ak transporteur yu bari yi nekk Kaolack te nga xamee ne si dañ doon jànkoonteeg ay jafe-jafe yu metti ngir liggéey fa rawatina bu ñu tolloo ci waxtu nawet Dame Lo président bu regroupement des chauffeurs bu gare routière Liberté bu Kaolack firndeel na ko. gare routière bi li ñu daan dund mooy di xuus booy liggéey bu tawaan fii garage bi mënoo fay dugg mënoo génn clients yi da nga daan ñëw sa yëre tooy léeg-léeg nga retourné waat ñibbi sa kër foo mu waayas kon jafe-jafe yi doon dund yu tar la woon te métti daraan taw sa kër sax doo ko tal ndax gare routière ndax métti waay gu muy métti ak fitna gu nit ñi di am ci biir gare routière kon jafe-jafe yu tar lañ doon dund ci gare vraiment amuñ lu dul gërëm sant mënuñ leen a fay parce que ñun gaz lay am. lu ëpp téeméer ak juróom-ñett fukki millions ci suñu xaalis day la nguuru Sénégal génne ci gafakaam ngir defaraat lépp li nga xam ne si moo nekk voirie bi waaye itam canalisation bi nga xamee ne si fa la ndox ma di jaar liggéey bi nag nee nañ dana pare bala ñu yegg sax ci jamonoy nawet yooyu kàddu ñu ngi ko nungoo ci Omar Diouf directeur régional bu AGEROUTE zone centre. liggéey bu am solo la dañ ko décaper defaraat structure bi carrément pour mën a tenir bu baax au minimum 20 ans après dañ ci dolli aussi assainissement parce que xam nañ bu ñu ko defee te amul assainissement bu baax aussi donc ndox mi day continuer taaf yi donc dañ def telle sorte que pente yi dina yóbbu ndox yi ci caniveau yi ñu curé waale caniveau réhabilité ko de telle sorte que ndox mi bi ñëwee dina mën a dem yoonam 180 millions moo koy defar commencé nañ depuis 1 mois te yaakaar nañ aussi maximum balaa ñuy amaat beneen weer ci kanam dañ terminer travaux yi donc avant muy taw inshallah dinañ terminer travaux yëpp. defaraat gare routière Liberté bu Kaolack day nekkoon na daanaka bëgg-bëgg bu tar ci chauffeur ak transporteur yi nga xamee ne si ñi ngi fay liggéeyee tey jii nekk mi ngi ci yoonu sotti looloo tax de ñu wane seen mbégte ci bi nga xamee ne si ñi ngi visiter chantier yi Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw gouverneur gi nga xamante ne nag moom moo doon visiter yooyu ne chantier moom daal dina bég lool ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko amal jamono ji nee na nag lu ni mel ab doléance la boo xamante ne ñii di chauffeur si yàgg nañ ko joytu moom nag mu ngi joxe yeneen i promesse yoo xamante ne bokk na ci indiwaat li nga xamante ne moom mooy courant bi gën a yokk sécurité bi foofee ca gare routière ba moom Alioune Badara Mbeng di gouverneur bu Kaolack la ñuy teewlu ci micro wu Awa Thiaw. ministre des transports njëkk na fi ñëw def fi visite fee lañ ko accueillir ñoom ñu wax ko problème bi loolu doyut Dame Lo mi déplacé wu ak équipe am dem wax ko ministre Mansour Faye mi yore affaire transport mu ne leen dem ngeen dal danaa ko defar bu ñu paree ci lii nag wax naa ne il faut que ñu defaraat lamp yi ngeen gis nii il faut ñu defaraat ko mu leer pour mu gën a am sécurité ne dinaa saisir le directeur général de la Sénélec dinaa saisir aussi madame le maire ku ci nekk loo ci mën nga def ko ci pour que ñu defaraat lamp yi ba mu leer dinaa saisir aussi monsieur le ministre de l'urbanisme pour que lu fi war a nekk ci ay espace vert ci bunt bi ak ci biir yépp ñu defar ko comme ça gare routière bi mën a wuyu turam parce que nee naa gare routière dëkk moo marché dëkk seetu la ci dëkk ba boo fa demee rek mën nga xam à peu près
dëkk bi nu mel moo tax bu ngeen seetloo samay action yu bëri maanaam préfet ak yeneen techniciens yi bi ñuy ñëw fii di ko nemmeeku di dem ci marché bi di ko nemmeeku bëri na lool mais nag dañ xam ne rek foofu la mooy féliciter aussi di encourager d'abord encourager directeur régional Ageroute jël na fi engagement ne dinañ ko yeggale d'ici 1 mois léegi nag bu engagement yi pare ba ñëw di ko inaugurer nag ministre dana ko féliciter boppam mais pour le moment dama koy encourager en attendant. dañuy daal di dikk nag wax ci tolluwaayu mbas mi fii ci suñu biir réew yàlla baax na ni ki démb kenn ñàkkul bakkanam ci bile feebar waaye jàppale ni fukk ak juróom-benn ci yees la ñu daal di nemmeeku ni ñoom ñoo amee bile feebar juróom-benn yi cas contact la kon fukk yi ñoom dañoo amee feebar bi te xamuñu fan lañu ko jëlee nee nañu nag ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay nit nag daal di nañu wér pëng ba ñibbi seeni kër fukk ak benn yi ñoom ñu ngi nekk Sowétas jamono ji téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoo nekk jamono ji ci li nga xamante ne moom mooy kër docteur ñu di leen faj docteur Mamadou Ndiaye ñu mu indi ci ay leeral. ci junni ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def fukk ak juróom benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fukki cas yu ñu tuddee communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñett yu tëddee nii ñaar ci Nord Foire benn ci Bambilor Cité Kër Gorgui Grand Mbao Parcelles Assainies Yoff ak Zac Mbao ci région yi am nañ ci ñaari cas benn ci Mbour ak benn ci Bignona ñaar fukk ak juróom-ñett si malade yu entré woon hôpital ak ñi doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation amul benn malade bu ñàkk bakkanam bu su démb alxames fukki fan ak ñett ci weeru mai mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñeent fukki junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñeent ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent wér nañ si junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom fukk ak ñeent si lalu hôpital yi ak malade ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñeent téeméer ak fanweer ak benn junni yu teg juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom benn Alassane Wade jot na nag ñu daal di tàggatu yokk suñu wérgu yaram dañu koy dooree ak footballu tefes gi xam ngeen ni Sénégal nag moom mooy dalal lii di Coupe d'Afrique des Nations Sénégal moomee nag équipe nationale am kon fu mu ne ni nag ñu ngi ci waajtaay bu mujj bi kon lu toll ci fukk ak juróom ci ay gaynde ñoom nag la Ngalla Sylla di entraîneur ba daal di jël ngir rek ñu daal di teewal suñu réew daal di défendre titre bi nga xamante ne moom la ñu yore jamono ji ci fukk ak juróom yooyu nag jàppale ni fukk yi ñoom yàgg nañu ci équipe bi waaye juróom ñi ñu ngi doog a yegg si ci équipe nationale bi nee nañu nag foofee ca centre Toubab Dialaw di Jules François Bocandé kon nag foofee la ñuy amalee seen tàggatu bu mujj laata nag ñuy door bile compétition dinañu amal sax ay jongante xarito loolu yëpp Ngalla Sylla moom la ñuy teewlu moom mooy entraîneur équipe nationale bu beach soccer di footballu tefes gi Josette Kali la waxtaanal. effectivement dañ duggaat regroupement tey parce que xale yi yàggoon nañ regroupement presque defoon nañ fa weerax lu tekk te loolu dafa yàggoon te génn ñoon ba léegi dana permettre aussi ñun staff bi ñu mën a tànn sunu fukki xale ak juróom yi nga xam ne war a représenter Sénégal parce que boo xoolee beach soccer moom fukk ak ñaar la naan tànn mais bi ak pandémie dañ si yokk ñett muy 15 donc si loolu nag si la ñuy yóbbu xale yi regroupement tey pour mën a woyal liggéey bi xam naa dañ koy téye foofu sa Toubab Dialaw pour le vendredi samedi et dimanche et à partir de lundi nag dañuy dem xam naa jublu si yeneen yoo xamante ne ay matchs amicaux lay doon ak Île Seychelles ñoom ñu ngi leen di xaarandi sax si Sénégal fii ak suba bu ñu ñëwee après si la ñuy mën a xam ndax match bi dinañ ko jouer lundi ou mardi mais daal ñaari match amical lañ prévoir pour jouer ak ñoom. Ngalla Sylla di ki tàggat équipe nationale beach soccer di footballu tefes gi kon Coupe d'Afrique des Nations dinañ ko door ñaar fukki fan ak ñett fii ci Sénégal nag lañ koy amalee ñu fàttali rek ni équipe nationale Sénégal moom mooy championne en titre kon ñu wax
wax ci li nga xamante ne moom mooy Jeux olympiques Tokyo kon jamono ji nag waa Japon tiit nañu lool ndax fi mu toll ni nag am na juróom benn département yoo xamante ne dañoo dugg ci état d'urgence gannaaw ba nga xamante ne nag feebar bi di coronavirus daal dina fa dugg bu baax a baax te nag jàppale ni jamono ji nag fukki semaine képp moo dox suñu diggante ak ndorteelu Jeux olympiques yooyee moo tax nag fi mu ne nii wóoragul ñu daal di amal li nga xamante ne moom mooy Jeux olympiques yi nga xamante ne war nañ koo door ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet ba juróom-ñetti fan ci weeru août atum 2021